ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba dara ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk ci yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. moo ma xiir ci loolu. ah président ne waaye rek yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur mu ne ko président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu de wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. waaw ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. suñu mbokki auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 9 septembre 2021 soxna Rama Diagne asalaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Ndiawar Diop. waaleykum salaam Ahmadou Diop. waaleykum salaam sénégalais ba ca biir Sénégal. waaleykum salaam sénégalais diaspora bi yëpp. waaleykum salaam Sénégal dans le monde entier. maa ngi nuyu ñëpp di jaar ci rajo sunu kër di leen nuyu. di leen ñaanal yal na leen yàlla sàmm ngeen yokk ba yëg ko. amiin te yal nañu yàlla teggil mbas mi. amiin yàlla na leen si dégg rek di doy. maa ngi leen koy ñaanal bu baax. amiin yaa rabbal alamin. di leen ñaanal aussi di leen wax ni ñi nga xam ne ñi ngi ci liggéeyukaay yi. maa ngi leen di nuyu. waay toog rek bu ma ko bëggee lim day xaw a damay lekk émission bi fu waay toog rek di daan sa doole jooju yal na ko yàlla doubler wala mu tripler ko. amiin yaa ba rabbal ngeen di def ba ngeen gën a mën a def li ngeen doon def. ndaxte metti na ngeen yoon seen kër fii yor seen kër Dakar ça fait des années ngeen di ko def dafa bokk ci yéen mais léegi nag dafa gën a tar parce que waa Dakar seen ñetti lekk yi
jafe na leen torop tat amuñu benn aide may ñaan yàlla yal na yàlla yokk seen koppar yi barkeel ko ba ngeen mën leen gën a mën a dimbali ni ngeen doon leen dimbali voilà loolu laay ñaan yàlla waaye nag du ma teg fii suma baaraam Njawar mooy comme li may wax toujours damay nit koo xam ni su ma gisee image daf may marqué à vie El Hadj Ndiaye boobu doon woy nous on nous tue nous on souffre wala ma wax la santé santé comment va la santé dama gis ni il est malade et que boo demee man sama xarit la moo tax ma wax la ko ci avion lañ daje rek mu may ma cassette am ndax dama ko doon wër nit ndax li mën a way sama xarit la Caaroy la dëkk mais dégg naa léegi mu ngi yoonu bun yooyu ma gis tey Youssou Ndour def acte bu rafet dem seeti ko dem seeti ko ma gis muy fomp bët yi moom El Hadj di jooy looloo tax sama rango ji moo ma xaw a jàpp ni mu wóoru ma ni Njawar ce n'est pas El Hadj y a combien d'El Hadj bëri nañu nag moo tax mais nag ñëpp est-ce que mën nañ leen matal waaw yaa combien d'El Hadj mais Njawar non am na maladie yoo xam ni doo ko teg ci biir këram nit ki kooku loolu mooy demal toog rek nga yeggale ko foofu suñu amoon ay hôpitaux yu baax dégg naa hôpital Dantec nërmeelu na maa ko dégg ci nu mu tudd Ahmed Aïdara mu ne nërmeelu na ba mu nërmeeloo du tey man hôpital Dantec dama faa dëkk liggéey naa fa dëkk fa xam naa jaaxal na la ba ma ne la ma faa dëkk waaw yow fa nga liggéey nga fa di liggéey naa fa sama jëkkër nekkoon fa comme interne ñu am fa suñu logement waaw noonu la ñuy def loolu kay liggéey naa fa xam naa ni ba mu ndërmeeroo yàgg na par rapport ak moment boobu sax mi ngi doon nekk ci sukuraat hôpital bi léegi nag ndërmeeru na dee na mais xam nga yu mel nii boo déggee ñuy wax am nguur tabaxal ay hôpitaux je ne parle même pas pour simplement ñi nga xam ne dañ leen xam je parle pour baadoola ba nekk ca fond wu Sénégal seringue di ko të yenn saa yi muy traversé ndox mi dem di mucc wala ñu di ko yóbbu ci sàkket bi pour mu mucc te am na mucc yoo xam ni yaa ma gën a xam dafa ànd ak césarienne te xam nga ni matron ba nga woo mu lay rew li munu laa xotti pour génne doom ji ñooñu ñoo tax ma ni hôpitaux fu ne wow Sénégal tur wu ne dégg naa ko ànd booloo ànd tojandoo dëkk bi ànd toj xaalis bi ànd sàcc xaalis bi mun leen wax woowoo hôpital pour chaque quartier wala hôpital pour région bu ne ngeen ko defee ka kay def dina arrivé parce que image bi ma gis Njawar bëgguma góor guy jooy te saa waay boo demee seeti ko rek day jooy yal na ko yàlla yëkkati nag waaye nag gëm ni oppa ak ba kenn du dara waaye jooy yi muy jooy moo ko xam nangu woon nañ fi saawam xaw ma kër ga mu dëkkoon def ko benn nangu woon nañ ko fi jërëjëf sama xel nee na yóbbu bu fekkoon ni woyul woon sonal ko les dettes kon tey jii ma ña ngi koy dégg France lu ñu def ku siiw rek xalaat naa loolu lu ñu def ku siiw rek def nañ ko dégg Tunisie xalaat naa loolu waaye comme moom woyam yi mu doon woy du woon woyu ay taggi maam parce que on s'en fout de taggee maam nan tagg suñu bopp ku ci nekk liggéeyal luñ la taggee moom duñ ko mës a jël yóbbu ko waaye yàlla mi nga xam ni moo ne fu ne yàlla na ko yàlla taxaw ca biir këram googu nga xam ne fa la toog amiin yaa rabbal alamin amiin moo wér ndax yàlla moo yor wér yaa rabbal alamin amiin yàlla def hôpitaux yi bari amiin bañ suux comme mënuñu ci dara wax rek lañ ci mën a wax maa ngi koy ñaan yàlla tàllal naa ko sama loxo ànd ak jullit ci Sénégal yëpp ñu ñaan yàlla na yàlla taxaw plus jamais ça hôpitaux yi parce que Njawar boo yëgoon li xew ci centre d'hôpitaux yi di nga taf sa loxo sa gémmiñ des gens qui meurent pour des ordres des gens qu'on ne soigne pas parce que amuñu prix de la consultation on va où Njawar wallahi jërëjëf soxna Rama damay noppi lu ma ci yokk parce que sama xol moo du mënul gis yu mel noonu ce n'est pas parce que moom artiste la pour le monde entier ñi ko gën a souffrir ñi ngi bari waaye su ma ko gisee moom na mu meloon an yegg ci kaw tey mu tëdd mën a dul boppam dara dafa may xaw a ay melantaan ñaan yàlla rek Njawar yàlla na yàlla mi nga xam ne dara tëw ko nañu yàlla defal ay kaso day ñaanal ñaala borom kaso yi ñu bañ a def la nga xam ne lii moo xam ni moom la ñu def bañ leen fay dugal dégg naa kilifa yóbbu nañ fa kilifa waaye kilifa dem na fu miin ce qui est sûr et certain mais am nañu bari ndeysaan ñi ngi war a fekki kilifa
man loolu moo ma jaaxal ndeysaan te ndeysaan duñu fekki sama kilifa Njawar wallaay duñu fekki sama kilifa wallaay loolu dañu sant yàlla nag tamit wax mu yegg wallaay wax mu yegg rek yàlla la am na ñoo xam ni toujours ñu comme ni ma la koy waxee pour ñu dem tuuri ndox sax dañ leen di aidé Njawar am na ñoo xam ni tey jii nag di sexal nga leen di sexal mënatuñu yëkkati yàlla mu ñu yegg foofu yàlla na yëkkati El Hadj Ndiaye ay chanson ko tooñ de kon ñu yëkkati ko yóbbu ko France faji ko salli ala seydina muhammadin wa sallam seul un politicien mooy feebar génn dëkk bi inna seul lillahi wa inna ilayhi un président mooy feebar génn dëkk bi wala mbokkam foofu nag moo tax laa leen di woowee yéen gars yi di leen wax ni bilaay bu ngeen jëlul seeni carte sànni ko ngeen war a sànn di ngeen yàgg a toog te du ngeen faju ñoom ñuy faju seen kaw di gudd fan di gudd fan yéen ngeen di gàtt fan rek loolu laa amoon lu may wax teg naa sama baaraam foofu jërëjëf soxna Rama Ahmadou Diop ma bàyyi la nga nuyoog mbokk auditeurs yi nag gàtt te sax asalaamaaleykum waaw gàtt na da saf gàtt te sax may ma 3 minutes quand même wallaay acca voilà asalaamaaleykum Ndiawar Diop waaleykum salaam asalaamaaleykum soxna Rama Diagne asalaamaaleykum sénégalais ak sénégalais yi nekk ca biir réew ma ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi maanaam les sénégalais de l'extérieur maa ngi li di nuyu fii mooy assemblée nationale fii lay faram fàccee histoire bi parce que Ndiawar soo gisee sax ma ne la may ma 3 minutes c'est parce que à un moment donné de l'histoire bu ñu waxee loo xam ne nekkut il faut que ñu corriger ko parce que loolu parce que affaire bi day am aspect pédagogique waaw parce que li tax ma koy wax parce que damay apporter une précision waaw ndax ñu mën a rétablir la vérité des faits historiques parce que Sénégal maanaam les politicards ak les journalistes yi nga xam ne finalement dañuy planifier les mensonges di ko daganal man loolu ànduma ci Ndiawar pourquoi li tax ànduma ci xam nga jamono ji ñi ngi wax Guinée Mali et cetera duñ wax ci Gabon duñ wax ci yeneen Sénégal sax daanaka duñ ci wax waaye nag Sénégal dañuy làkk dëgg gi indi li nga xam ne mooy des fake news c'est-à-dire parce que damaa gis barki démb ñu titré ne coup d'état en Afrique 101 coup d'état moom lañ commettre depuis 52 waaye ñu ne Sénégal bokk na ci rare pays yi nga xam ne coup d'état mus fa am mais kooku c'est des fake news Ndiawar fen yu mag ak noonu na ma yàlla baal fen yu mag ak noonu parce que xam nga man c'est-à-dire que problème mu Sénégal mais ban régime moo fi nekkoon kan moo fi nekkoon 60 bi Sénégal di opter indépendance amutoon accord de défense 62 ci événement yooyu kan moo nekkoon président du conseil ku dul Mamadou Dia régime bicéphale moo fi nekkoon chacun avait son rôle ñu ne voilà coup d'état amu fi kon pourquoi les députés corrompus ñu am ay privilèges ay prêts bancaires ñu réunir ci chez Lamine Gueye ñu leen di ger ñu nangu ko Senghor indi fi le régime présidentiel dàq le général chef d'état-major nga xam ne le général Fall moo ëppoon ay grade Alfred Diallo un métis nekk na ci Niger ñu ne coup d'état mus fooy am loolu mooy waxi la waaw kon Mamadou Dia jógee Moscou ñu def ko coup d'état kon ñu ne coup d'état amu fi mais li gën a def yi nga xam ne en fait moom la ñu def ci Togo en 63 loolu la Senghor def jaarale ko ci armée bi Senghor moo nekkoon l'homme des Français et de Foccart loolu la kon nañu rétablir la vérité te bu ñu tàngal nit ñi nañu wax dëgg gi fi mu nekk parce que la vérité c'est que dañoo bëgg a légaliser l'illégalité parce que régime présidentiel bu Sénégal mësta légal kenn mus ko wote amul voilà la réalité loolu laa bëggoon a préciser Ndiawar voilà jërëjëf Ahmadou précision bu am njariñ te Mamadou Dia sax li ñu ko def daanaka coup d'état la waaw loolu moom leer na may wax asalaamaaleykum di nuyu mbokk auditeurs yi ñuy déglu yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm képp ko mës a dégg loo xam ne rafetlu ko ci émission yi rek ñu ngi lay baalu àq loolu moom du ñu jug ci di ko wax soxna Rama nag fi nga laalee fi nga ubbee dafa am njariñ lool te leer xool
ngeen baal ma 1 second. Amore, ti chiamo più tardi. Ok? Sì, grazie. maa ngi jégalu de. Fi nga ubbee dafa am njariñ lool macha allah. Youssou Ndour def geste bu rafet. xam naa ne artistes yi nga xamante ne ñooy feebar. di ñaan ndimbal wala soxla ndimbal ruusa ñaan ndimbal am na ci ñoo xamante ne dignement la ñuy dem te seen dem sax li koy causé mooy bàyyi bi ñu leen bàyyi di leen seetaan xam nga tamit ñoom ñu ñuy woo ndimbal muy population bi ñooñu mënuñu leen sax dimbali ndax mënuñu li ñu yore ci nombre d'artistes li ñu yore ci nombre de sportifs yoo xamante ne mënatuluñ seen bopp dara ñu feebar nombre boobu dafa bëri te population bi dafa ndóol une infime minorité ñoom ñoo yore fu mu toll nii ay koppar yoo xam ne mën nañu dimbali nit ñi te ñoom buñ ko defulee ci mbooloo ci tontine bi ñu woote ci télé bi xanaa xamoo ñi journalistes yi di woote ci télé bi ñoo tax ñu koy def parce que foofu la ñuy jaayantee affaire Amadou Diop yónnee na fii de joxe na 1 million te bu la waaji sees woon ñaan la 500 000 nga bañ mais loolu moo tax gars yi di ko def ci télé bi ñuy jaayante ngandalu di rëylu ay mbubb di maye. Iran Ndaw de moom bu ku ca baax la moom. te ku leen seeti en douceur duñ la ko may. mukk ci àddina ngisal. waaw léegi nag population bi. ñoom ak artistes yu ndóol yi ak sportif yu feebar yi ñoom ñoo yem. ñoo toll ci même position. man benn xeet rek laa gis ñoom benn catégorie sax laa koy wooyee mooy politicien mosuma gis ñu defal tontine politicien ne dafa feebar ku ci feebar rek ki nekk ci nguur gi am na relation bu mu amoon yow day take care of you nu mu gën a gaawee da lay jël ñu yóbbu la ñu faj la te kenn du ko yëg. bilaay ñoom noonu la ñuy defante seen biir. loolu la ñuy defante. li gën a garaaw nag démb ci émission bi fa la ñu tàqali ko am ku ko laal te yeggale wuñ ko mooy. président bi gëmul les hôpitaux sénégalais gëmul l'enseignement sénégalais loolu moo tax ñoom bu ñuy nekk ci réew mi duñu dara seen doom yi ay école Saldia la ñuy jàngee ay école de la Fosse comme nit ñi mais bu ñuy doon président wala ñu def leen ay ministre ñu am poste boo xam ne am nañu koppar gu ñu mën a accès te amuñu kenn ku ñuy justifier ni ko waa ji waxee bu la neexee taal bu la neexee maye. les chantiers de Thiès ki ko jiite ni mu ko waxee woon tant que occupé ñu ces postes là seen doom yi du ñu jàng ji bitim réew kooku moo lay wan ne gëmuñu enseignement sénégalais man de barke Cheikh Ahmadou Bamba su ma doonoon président Sénégal damay xotti passeport américain damay bind ne leen bëggatuma passeport bi parce que dama xam ne li ma nar a def day trahir l'Occident parce que sama réew laay defaroo parce que foofu mooy doon sama laqatukaay. bien sûr foofu mooy doon sama fajukaay foofu mooy doon sama jàngeekaay loo koy doyeeti dara mais boo doonee ay président yore nationalité américaine yore nationalité française sa ay jarbaat doon nekk ay français wala ay allemand wala ay nationalité yu kenn xamul mais yow tu es obligé ñooñu lu ñu bëgg nga defal leen ko parce que mënuloo fidèle ci ñaari nation bokkuñu ay orientation politique ñoom yooyu la ñuy def dañuy yaaba leen ngay dem gauche ak droite di négocier bu ñu gëmoon sunu hôpitaux yi dañuy fexe ba bu ñu doonee président wala ay ministre de la santé ñu fexe ba hôpitaux yi baax mais xoolal waa ji kañ la sax il y a 5 ans ki jiite woon affaire kii dama fàtte tur bi moom moo jiite woon mbirum médical yi noonu Sénégal moom it dafa bi mu feebaree dañ ko doon évacuer France mu dee bala ñu koy évacuer rek dee na yéen ngeen di galérer la majeure partie de vos vies dans nos pays di naan poussière bi yor ay infection ay maladies infatigable incurable ngeen baal ma ci néologisme boobu ma def léegi nii ba pare nga bëgg nag yow la nga defe ne yow bis boo demee ba nekk président am plus de 50 ans nga defe ne feebar yooyu nga doon maasaale du la song da lay song soo muusee nag da ngay defar sa réew yéen ci ndox mi ngi naan ngeen doon naan
car rapide ngeen doon jël xotti butéel yi di leen xotti ak weñ yi boo demee yéen a ngi fees dell ak ay hépatite yéen a ngi dem ay insuffisance rénale yu dul jeex yéen a ngi am ay feebar infection yu kenn xamul léegi nag boo demee ba nekk ministre wala ñuy fal la dara rek nga defe ne yow léegi xolal da ngay jéggi Sénégal dem bàyyi nit ñi ñuy dee ay feebar yow nga ne da ngay dem di faju ji France ban sens la am loolu du bëgg sa réew nit booy laqatu sa réew ngay laqatoo c'était pas pour rien que tapet bi boo ne ko bu la bëggee xeex ak yow day bàyyi ba nekk seen buntu kër doog a rakkaaju mais yéen nag bala ngeen di rakkaaju rek nekk ci suufu tubaab mais li moo tax tubaab yi yab ñu xanaa xamoo lii moo tax sunu population bi kenn du leen respecté fenn ndax respecté wuñu sunu président yi yow booy faju da ngay dem France ay infirmier ak infirmière di la sumeeku taatu neen di la ruux ñu naan kii kan la ñu naan mooy président Sénégal wala mooy ministre de la justice ñu def la taatu neen te dañ lay humilier waaw am na ci benn kilifa gu mag goo xamante ne benn infirmière sénégalaise bu nekk bu mujj gi ci lutte bi la nekkoon mas naa ñëw sax si rajo bi dama la wax kan la rek kilifa gu mag ay dem France xale yi di ko gauche droite moom ci boppam mu xam ne lii rafetul mu ko fiy wax bu ngeen gëmoon sunu hôpitaux yi fii nii mais bañ a wan sa taat ay sénégalais dem di ko wan ay tubaab yow humiliation de toute une nation ngay humilier moo tax na nga war a defar sa réew defar hôpitaux yi waaw defar jàngukaay yi ay grévistes bañ a doon ay futur président mais seen nulard la perturbateur ñoom rek ñooy après ñooy ñëw doon bu ñu doonee avocat ñooy gën a rëy làmmiñ du ñu défendre kenn yi coop moo ni gars yi rek xoola di dof lu ci télé yi di def yëfu marionnette rëy gat dara xamuñu ko ay grévistes duñu gagné séddoo ko ak yow 20% lañ ci am may wax la loolu. léegi nag dama am benn message boo xamante ne ñiy wax ne dañuy doon ay artistes laa koy lancé parce que tamit la médiocrité dafa bëri ci côté yooyu nañuy waxante dëgg yow bu jàng jotee nga ne doo jàngi da nga naan ay comédien nga ak soxna Rama baal ma nag waxuma ak yow de. déedéet nga naan jàng jotee jàngi woo buñ la waxee nga ne man artiste laa jànguloo jonguloo amuloo xam-xam amuloo capacité de réflexion bu utile. yëfu dof rek ngay def ba ñu génn la ci télé bi nga siiw am xaalis nga bëgg nag léegi nag di réfléchiral pour une nation amul sens. looloo xew nag looloo xew. loolu du yoon. daa yomb c'est de l'argent facile looloo xew de. bu jóg ni artiste la wala nga doon magum jëmm wër nga doon sportif ole nga cumuler étude ak sport defuloo ko ngay daw jàng mais ku daw jàng di football bis bu nekk. wala nga daw jàng di daw bu nekk bis bu nekk ngay daw mais soo rawlee nit ñi ñu laaj la ko mais nag da ngay fàtte ne am na après carrière dañu mën tous ces sportifs là bi ñu waree jànguñu parce que mais ay ñoom Michel Platini dañoo football ba pare dem occuper ay poste parce que dañoo jàng mais ku jàngul naka la mën a jiitee dara mais jànguloo rek bëgg na maa fi dàqoon football dañ may jox position di ma fay wala man li ma defal Sénégal mais li nga defal Sénégal da nga ciy boole li nga defal sa bopp moom laay wax toujours bala ngay dimbali am réew da ngay dimbali sa bopp ba pare gis nga li la koy wan mooy boo yéegee ci avion ñu lay jàngal ne la avion bi bu amee ay perturbation li nga war a njëkk a def mooy boo takkee sa masque ba pare ngay doog a takkal même xale bu ndaw nga koy doog a takkal masque am parce que yow boo seefulee xale bi du mën a seef dëggantaan bala ngay sauver nit da ngay mën a sauver sa bopp ba pare su gaal gi di lap ngeen nuuroondoo ci biir géej gi bala ngay xëcc kenn di ko yóbbu da ngay génn ba ci kaw ba noyyi nga jéem a seet naka ngay duggaatee mën a génne keneen. loolu mooy adduna. dama mos a bokk ci benn groupe boo xamante ne ay anciens athlètes ñoo ca daje ku ci nekk di rëy làmmiñ naan ay Sénégal duñ la defal lii duñ la defal laa te ñoom ba ñu waree jànguñu gis nga man ba may daw ñu bari ñi ma doon raw moo ñi jàngul ñi man damay jàng 8 heures de temps ngay toog ci banc yi bu ngoonee nga sonn xiif bëgg a dem entraînement fekk koo xam ne bi mu yeewoo ci suba daw na jàng dem dawi ji boo ñëwee ngoon fekkaat ko mu entraîné waat ak yow nga sonn kooku bu ngeen dawee bu la rawlee luñ koy wax
waaye bu ngeen demee ba am 30 ans 32 ans doole yi jeex bopp bi moo fi des bopp bi loo jànguloon doo ko tari léegi nag ñoo ñooy ñëw di fontoo réew mi naan ay xolal amuñu benn reconnaissance ban reconnaissance réew mu ndóol fii du États-Unis fii du France amuñu koppar gi te ay sàcckat ñoo jiite suñu réew mi naka lañ lay reconnaître naka lañ lay toppatoowee moo tax bu ngeen ci tolloo jàngi leen da ngay jàng ba noppi doo ko doon artiste mais waykat boo fi woo ne ko ñi ma fi invité ñëpp la nga jàng mu ne waaye man CM2 laa yem quoi moo tax Françoise Hélène Gaye doon wax naan CM2 mooy classe u kiiwu géwél yi quoi waaw mooy niveau géwél yi CM2 la ñuy yem rek léegi nag bu ñu mënee way ba ñëpp ràññee leen ñuy wax loo xamante ne c'est pour le développement de la nation ñu leen ci laaj seen xalaat quoi soxna Rama que c'est ridicule koo xam ne CM2 certificat sax mënu ko am mu ne la foofu la yem mu siiw ci benn domaine muy musique wala football wala dara luy doxal réew ñu ne dañ ko ciy laaj quoi. waaw ñëwal atoon na fi Youssou Ndour dafa jàng ba kii dafa jàng. mais Youssou Ndour sax kenn waru mais Youssou Ndour sax kenn waru ko laaj lan mooy développer réew nga naan ma ay Youssou Ndour. non dama la won ni moom daa jàngiwaat. bu jàng tamit mokkalul tous lu dul musique la mokkal. waaw musique la mokkal ak moom li muy def mokkal na ko. waaw boo demee ba mën a way am xaalis mais ku jàng ba pare mën nga ko xaayar mu rënal la sa kii ok yomb na ku am xaalis kay mën nga fay nit mu lay rënal sa entreprise mais luy doxal réew loo xamante ne dafa laaj une réflexion instantanée loolu boo ko deful soo deful apprenticeship bi boo ko defulee ci jàng doo ko mën xanaa xamoo nga toog tey xale bi nekk CM2 ñu ne la defal ñu benn rédaction l'ouverture des classes mais boo amulee inspiration jàng yow di nga mën a imaginer ay scène lii xew nga koy bind ngay dem niveau université ñu lay bindloo ay 7 pages 10 pages 15 pages 20 pages yoo xam ne kenn du la dimbali mais loolu mooy indi solution dans une nation bu problème amee da nga war a am une intelligence de base mais ay takk-taf dañ defe ne noonu la ñuy yoree réew déedéet duñ ko yore de te ñi ñuy réduire en erreur mooy sama genre yi nekk ci rajo yi te seen jàng soriwul di mbeleleli rek ku ci gis fu mu toll nii koo ci gis tey ci élection yi ñu jëm ñu ngi nekk candidat quoi pour élection locale yi quoi. député de am ñu sax ay ndooy baan fii ñaan maa bëgg nekk maire xaw ma la ñoom ñëpp fu mu toll nii déclaré wu nañu te jànguñu woon ay nañu ma baal ñi may tudd de damay joxe ay exemple rek quoi parce que xamuloo leen comme ñu doon ay universitaire je donne des exemples xeebuma leen ñu naan la ay Ahmed Aïdara fii moo bëgg a nekk maire Guédiawaye mais ñooñu duñu ay universitaire duñu ay professeur ak ñeneen ñoom laa ci yàpp léegi nag réew mi foofu la toll quoi moo tax da ngay fexe ba siiw boo fexee ba siiw ba ñu xàmmee la ngay dem gauche droite di ñaan ñu lay may xaalis bis boo demee ba bëgg ne maire bi ñu ne nañ ko jox parce que moom la ñu gën a xàmmee ci média yi ay borom télé yi ñoom ñooy rën pour nekk ay président quoi ay Bougane Gueye Dany da ngeen ko xàmmee universitaire mais je ne veux pas dire que ni universitaires yi rek ñoom ñoo ko war a doon waaye day réew mu Sénégal tolloon na ci màggaay ci mbirum jàng ak mbirum xam-xam foo xamante ne ñi daan laal waxuma la sax ñi ñu daan fal ay député ay kàngam la ñuy doon waaye dem bay laaj président nga xam ne léegi dafa dem ba banal quoi benn émigré mooy jóg taxawaalu ba doyal raxas ay palaat ba tas réew mi yore ay koppar du ñu xam on ne sait où mu ñëw ne damaa soxla présidence c'est parce que président yi fi nekkoon doon def promotion de la médiocrité fekk ay cartouchard ay anciens grévistes ñoo xam ne seen jàng parewul nga def leen ay ministre ku mel ni Ablaye Wade jël ñoo xamante ne amuñu xam-xam munuñu parce que say anciens perturbateurs lañ nga jël leen def leen ay ministre quoi ñu toog tey bay jiite réew mi foofu la médiocrité gën njëkk a tàmbalee ci mbiroom Abdou Diouf kenn du ko wax dara ci paa bi la bëgg paa bi ñu gën a bëgg ñun naan moom mooy suñu président bi gën a rëy ci moom la tàmbalee dañ waxante dëgg
ay ñoo xam ne pareeguñu seeni jàng léegi nag loolu boo ko defee gis nga boo defee loolu day tax képp ku jug rek ne man lii war naa koo mën a doon waaw man mënuma doon ministre nga ne ministre de l'intérieur dama koo ragal déggu leen générique bi bëgguma ko waaye demal rek dinaa la jàppale waaw mu nekkoon nga doon un benn wii rek jàppal diw bu fi manifestation ama ñu ne fii manifestation bu fi ama ku fi kii ñu tàllal sa nonara jàpp gars yi di dóor di tëj en tout cas di terroriser les opposants mais yow boo ko jàngalee noonu moom bu doonee président loolu lay def moo tax li ñu ko doon jàngal da ko multiplier par 2 defe ne loolu mooy yoon bi sëñ bi ñun ñoo foowee suñu réew moo tax artistes yi bu dee jeune artiste nga na nga dem jàngi boo fi toogee di reetaan loo nit ñi di am ay millions de vues nga defe ne loolu moo lay yore bu ëllëgee bu gaa yi maaree ci yow dootuñu la seetaan beneen booy mooy feeñ gis nañ fi ay comédiens yu mag ñu leen doon coow naan ñoo fi gën bi ñu soxlaa kenn faalewu leen ñoom Baye Pay Maxura Jëgal gisoon nañ leen fi ñoom Baye Ili kenn faalewu leen am nañ sax seen double ñoom birima yi fi jaaroon di nekk ci clip bu Youssou Ndour bi jàngi leen bu dee sportif ngeen di def tamit dem leen ngeen boole ko ak jàngi seetal loo mënal sa bopp ba pare nga def ko mais def sa carrière ba mu jeex di yalwaan ci àdduna bi jaru ko nañu waxante dëgg yërëm ak coow li bari na ak yëfu dof yi bari na mënuñoo teral ñi fi jaar ñëpp kenn amu ci formation dañ ko mën réew mi da koo mënu ko waaye mënu ko waaye hôpitaux yoo xam ne mën nañ cee dugg faju waaye mënuñu ko parce que politiciens yi fi nekk gëmuñu école bi gëmuñu hôpitaux yi lii mooy dëgg kat su dul dëgg ko am leneen luy dëgg na ko ñëw wax lii mooy dëgg yow télé bi rajo boo ci dem ay comédien nga fa fees terrain boo dem basketteur yaa ngi ci terrain bi bàyyi école yi dem ci terrain yi ku ci nekk di rêver Michael Jordan kuy daw di rêver Usain Bolt ñu yore nga xam ne one sur 10 million la 1 sur 10 million or more mooy 1 sur 1 million ou plus ku ci nekk naan man maa bëgg a nekk Usain Bolt daw jàng dem ca terrain ba di daw amuloo lekk amuloo naan entraînement dafa ànd ak lekk ak naan ak xel mu dal soo ko amulee doo réussir nata léegi nga dégg ci ni nit def naa rek cardiaque bàyyi li ngay def nekk ci làmb ji di bëre di jàngiwuloo ngay bëre bu sa doole jeexee garde du corps rek ngay nekk ñu lay fay ay 100,000 wala moins nga pare ñëw di ñu tànqal naan ay maa fi man maa nekkoon roi des arènes nag ay maa fi dàqoon a bëre yow loolu lan la jariñ Sénégal jariñu ko dara ñu waxante dëgg bu ñu kenn fonton boo defee ay kër yu baax sax dimbali ci nit ñi waaw dañ ko xam xoola Balla Gaye këram yi mu yor comme pare faalewul ministre ku ci musicien na nga dem jàng ji d'abord boole ko ak sa musicien bu doxulee nga dem liggéey ji nekkal électricien nekkal maçon nekkal menuisier nekkal tôlier mais boole ko ak dara mais di fonto nit ñi di yor sa guitare wala nga yor sa sabar wala nga yor sa ay tumba di créer sa orchestre di tànqal nit ñi du matin au soir c'est pas même pas une musique écoutable Vieux fay daal ci jàng bu ñu demee ba retraité nag léegi bëgg a teg nation bi doon ay dépendant dañ ci waxante dëgg waay nañu góorgóorlu ñi lii di dal mag ñii war na leen yee waaw loolu daal moo ci sama wax moo ci sama xalaat nag réew mi la ñu war a tënkaat defaraat ko réew mi day bu ñu tënk ko defaraat ko mooy nañu sànni ji carte yi fi ñu ko war a sànni rek dégg naa ñu ne te xaw ma kañ la dernier jour bi nanu ko sànni te jaarale ko yoon rek jàmm ni ñooy ndox mu sedd guy di baalu ak yàlla ñëpp ndox mu sedd guy di baalu ak ñëpp képp koo xamante ne dégg nga fi lu la neexul maa ngi jéggalu daal tey nag soxna Rama dama bëggoon a dalal Souleymane Mboup xam nga waaw Souleymane Mboup doomu sénégalais la bu nekk fii Sénégambia sax laay wax ndax wax dëgg yàlla nekkoon directeur Sud FM ca Gambie ndeysaan moom laa bëggoon dalal mais bu fekkee ne duggul ñu daal di continuer suñu waxtaan wi est-ce que am na kenn ku ci bëgg a yokk dara ci li ñu jot a dégg ci panel bi. Diop Ndiawar. waaw salaamaaleykum.
Abdou Khadre Abdou Khadre di ziar di nuyu Amadou Diop di nuyu Soxna Rama di la nuyu yow mi delloo di la wax it gis nga am réew bu nee jàng nan sa boole njàng mépp ndax man dama gis ne modèle bi gën a rafet Sénégal du modèle njàngum tubaab bi c'est le mouridisme ak ces modèles ñoo fi tabax ay hôpital ñoo fi tabax ay yoo xam ne au moins ñu ngi ko organiser te amul njuuj njaaj amul dara gis nga da ngay tabax juma ñu jox ko nit mu defal juma ja ba pare yëkkati 300 millions def sa modèle boobu mooy modèle de bu nga xam ne moom la ñu war a gën a copier ci ñun suñu réew ba pare ndax système yi fi génnee yëpp ci wàllu économie ci wàllu xeetu njàng moo am na ci àdduna bi ñi ko dàq ñi ngi Sénégal ñi ngi fi te taxul ñu développé kon war nañoo poser benn question lan moo waral loolu docteur en tout loo mën a wax nag am na Sénégal te ña nga foofu toog di liggéey war koo mën a gérer mais loolu taxul ñu dem kon est-ce que de sama question desul ñu xool ci doctrine yi nga xam ne moo nekk ci suñu réew te ñu gis seeni référence te ñu siy liggéey te ñu ngi def ordre boo xam ne am na discipline te am na respect ñu xool ndëgam est-ce que foofu du base bi nga xam ne mooy départ bi ndax bu ma xoolee hôpital yi nekk Sénégal nan waxante dëgg sànq li Ramadan di wax man damay ñaan yàlla ay Sadio Mané yu bëri amiin ndax ñooñu bu leen yàlla defalee wërsëg danañ defar seen dëkk te duñ ci xaar kenn ay góor gi si jeen ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xaaruñu ci état dara c'est ça le patriotisme la ñu war a cultiver waat ci suñu bopp patriotisme mooy li nga xam ne fekk cultiver wuñ ko jàngat xoolaat suñu mag ñi nekk ci Sénégal ni créé seeni doctrine seeni tarixa defar ko ak ordre ak respect boo xamee ne nit ñi dévouement bi ñu siy liggéey da ngay gis ku woote tey ji normalement Sénégal bu Macky am na nu mu doon liggéeyee wala kenn day ñëw rek ne lii de laa bëgg Sénégalais yi ñooy jug liggéeyal ko doon ci xaar dara avant loolu président loolu la war a mel président war naa nekk influent ba nga xamee ne bu nee setal de laa bëgg réew mi damaa bëgg mu set ay c'est sa jeunesse ñooy ñëw volontairement duñ ko si xaar ne ko indil ñu matériel rek ñu liggéey président feeg liggéeyul ba nga xam ne ab réewam ñoo koy bëgg ba nga xamee ne buy wax mu mel ne ab sëriñ buy wax du ñu dem fenn ndax liggéey moo koy indi lépp la moom moo koy yow la personne moo ko war a incarner liggéey boo xam ne nit ñi danañ xam ne lu mu deful rek da koo mënul fekk président bu mel noonu amuñu ko Sénégal on finira tout nii lay mel ñoom ñoo wantu wanewul liggéey ay faay rek la ñuy wane. jërëjëf Abdou Khadre jërëjëf. je vous remercie. merci ma dalal sunu gan gi Mohamed Souleymane Mboup nekk journaliste ancien directeur bu Sud FM ca Gambie. nekk chroniqueur observateur une sentinelle éclairée macha allah ci li nga xamante ne mooy xew ci réew mi en Afrique ci mbirum géopolitique moo tax des fois dañuy am mbëgte de temps en temps di ko indi ci rajo bi doon na fi animé sax ay émission yu bari ci rajo bi waaw ñi ñu yàgg suivre xam nañu ko moom laa bëgg a dalal Souleymane ma bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk auditeurs yi bala ñuy dugg ci waxtaan wi. jërëjëf Ndiawar maa ngi nuyu suma mbokk yëpp di feddaliwaat kóllëre ak suñu mbokk auditeurs yi di nuyu waa Los Angeles yëpp ak gox yi fasantikoo yëpp. macha allah di amaat mbégte trop ñu dellu si waat ci liggéey bi. ndaxte liggéey boo sam ci jaamu yàlla la bokk. voilà Souleymane 11 septembre 2001. ñu ngi nekk fu mu toll nii ñaari fan a ci des. ñu ne 11 septembre 2021. man ba muy xew maa nga jóge Italie ñu may ma bourse États-Unis ma war a ñëw jàng si. ma nekk ci ma jóge Italie dem London jóge London war a dem New York avant may wàcc Phoenix. ci avion bi lañ ma waxee ne. la ñu déclaré ne mënatuñu dugg biir États-Unis ndax dañoo tëj seen espace aérien. Canada la ñuy dem dawal benn waxtu wala lu ko jege. ñu ne Canada yi tëj na seen bos donc ñu ngi def demi tour dellu London. man ci avion la ma fekk. c'est loolu yow ci yan circonstance la fekk
ak loolu naka nga koy jàngatee. jërëjëf bientôt Ndiawar 20 ans. malheureusement da nga may fàttali rek ne ma ndax yàgg naa ci dëkk bi wax dëgg yàlla yàgg naa ndaxte 2011. waaw. ndeysaan mu ngi ma fekk maa ngi doon liggéeyee Carmax bàyyi laa woon. ndeysaan maa ngi woon purchasing department. waaw si laay doog a jógee sales management dem position department foo bàyyee purchasing. gars yi yóbbu ma Virginia. man aéroport la ma fekk may waaj a boot flight. ndeysaan. bi ñëwee alerte bi sonné ba pare. fekk ñun jàll nañ sécurité ba pare man maa ngi tudd Mohamed. ba pare as a bàyyee li ma doon tukki xam ñun Carmax suñ daan tukki one way la ñuy jëndal. waaw ay ticket ñun suñuy wàññeeku suñ déterminer suñ dee dafa am benn 800 number bu ñuy xool rek ñu utal ñu kii. waaw bi retour. moreover yorewu ma woon benn bagage parce que su ma fa jógee dama waroon dem auction donc sac à main rek laa yore. donc mu nekk ñetti évidence quatrième évidence bi muy coup bi amoon na donc yooyu yëpp tombé ci mooy bés bi mu nekk di wrong person at the wrong time at the wrong place. man la woon jour boobu donc ma dem through really hell with the security ak affaire yi lu nekk laaj nañ ma ko. mais loolu 2011 la ah. 2000 mooy September 11. 2001 waaw 2001. 2001 la ilaha illallah. mu am. donc nga gis ne ak situation yi. ak ni mu demee yëpp ak ni nga ko vivre. wax dëgg yàlla metti woon na keroog 2001 metti woon na trop. ci yow. ci man dafa metti woon sax ba pare mu metti aussi tamit ci jullit yi. dëgg la. semaine boobu ba keroog dañu ñëw libéré waat man ma génnaat. dem Dallas. call corporate ne ma naa dem suñ benn store foofu ma jël fa oto moom laa dawalaat pour ñibbiwaat Texas. bi ma ñibbisi waatee Texas ba pare. je crois que beneen ajjuma bi ci kii ustam ma dem ci jumaa ji. gis ilimaan bi taxaw ci minbar bi di xutba. waaw gis ustam jullit yi niñ toogee harmonie amul woon dara amul woon parce que that was the light of fear. ñëpp a tiitoon. ñëpp a jaxasoo woon ñëpp a kerte donc mu bouleversé ustam àddina bi yëpp wax dëgg yàlla man njàngat boobu laa ci jàngat lu bëri quoi depuis 2001. voilà ñu jiiñ damay dugg tuuti rek ci géopolitique parce que xam naa ne ku ci xarañ nga ci macha allah. ñu jiiñ gouvernement Afghanistan ne ñoom ñoo hostu waa ji nga xam ne moom moo wax ci vidéo ne ñoom ñoo ko def muy Ben Laden. daanaka 20 ans après américains yi def benn retrait boo xamante ne ñoom niñ ko doon calculer sax demeewul noonu maanaam dañu mujj di fëq pour daw mën faa génn ba ci jamono ji ñuy wax ni ñu ngi ne am nañu ay américains yoo xam ne ñoo fa des. ban jàngat ngay def ci situation boobu noonu 20 ans après. te la solution y a pas de solution en fait. situation biñ ciy def rek mooy que ni situation jàng la. ak jàngale. gis nga nouvel ordre économique mondial bi dañ nekk ci benn dëkk boo xam ne du benn dëkk ci àddina moo amati sañ-sañ ne man maa war a saytu li kii di def wala li kële di def. jàngat bi loolu la. déjà li njëkk a am moom mooy un problème de culture se pose. afghan bi di lekk culture am ak li nekk américain bi culture am du benn. dëgg la. gis nga soo ko seetaatee si njàmbat benn nit doful bay jël sa ay fetal ak sa ay jaasi ne da ngay dem di def affaire dafa am ñoom lu leen naqari. du question supporter leen wala benn affaire kenn du leen supporter parce que ku dem jël jigéen ne du jàngi. c'est parce que li nga wax wékkoo ko fenn. ku dem fekk ne jigéen aussi tam du dem gymnastique c'est parce que dafa kenteeg yooyu li muy sol ak affaire yooyu wékk ko fenn dem bay tere ay nit ay sport ak affaire yooyu yëpp ci ay dem la aussi tamit di jël li nga xam ne mooy yelleef ak wareefu doomu aadama nga jël teg sa tànk si liberté mais américains yi kan lañ war a jàngal leçon amuñ kenn ku ñu war a jàngal leçon ñoom seen dëkk ñu ngi host ay góor jigéen ñu ngi légitimétal góor jigéen ba def ko a pride month def ko a pride day mais nañ bàyyi ñeneen ñu nekk ci àddina bi aussi tam ñu am seen façon de vivre. dëgg la. Afghanistan dafa nekk problème boo xam ne. jóge fa
mbaa yàqule la woon mënatuñ fa toogaat di def la police du monde. Le nouveau président a bel et bien raison jël ay milliards de dollars di ko jox ay nit ñoo xam ne doo leen jaar sax par banque transaction. dañ koy jël dugal ko ci ay caisse ñoom ñëpp di ko détourné waat. parce que essentiel afghans yi ñoom ñëpp seen xaalis ñu ngi ko jël ministres yeeg ñëpp ñu nga tëdd émirat moo tax biñu leen dàqee ñoom ñëpp ñu nga daw dem émirat. waaw dëgg la parce que ku nekk am nga ci kër am nga fa dem xaalis boobu fan la jógee. ci sa paycheck ak ci sama paycheck c'est l'argent du pauvre contribuable américain moom lañ jël di ko dundee. il faut qu'on soit sérieux gis nga àddina bii ñu toog nii fi mu nekk nii ëppante doole amatu fi. léegi ñan ñoo line up pour dugg ci loolu dinañ ci delluwaat ci biir waxtaan bi. Chine a ngi taxaw. Russie bi nga xamee ne ñoom tamit ñoo fa njëkkoon dem nañ fa pendant plus de combien d'années plus d'une dizaine d'années ñu ngi fa di xeex dara lañ fa jëlewul du du defet keroog ba ñuy dem dañ jël seen ay dàll daw dem seen yoon. waaw comme ni ko Amérique defee rek. américains yi li ñu def aussi tamit ça a été une abdication totale. problème bi mooy que ni kañ lañ fa génn biñ fa waree génn du tey. les États-Unis n'avaient aucun droit pour toog ci dëkk boobu am quel que soit luñ fay def. loolu mooy problème bi loolu mooy wax. mais Souleymane est-ce que du paradoxe dëkk bu mel nii Nigéria tey wala sunu zone boobu noonu. jóge Nigéria jëm tuuti ci biir Centrafrique ñu ne Boko Haram ma nga fa nekk di def terrorisme. ak li xew ci nord Mali beeg ñoom seen yëpp. te gis ñu américains yi yónnee fa ay nit pour régler problème boobu. est-ce que c'est parce que dañu yaakaar ne du menace pour ñoom direct moo tax. paradoxe naka nga koy kiiwee dem nga def une invasion biir Irak nga ne dañoo am arme de destruction massive nga dem seet rey leader ba indi fa guerre instabilité totale gisuloo dara nga dem bàyyi leen ci seen problème ba tey juguñu ci te en même temps en Afrique am na problème similaire te kenn demu fa naka ngay defee jàngat boobu yow. damay delluwaat ci définition capitalisme dañ ne le capitalisme lan lañ wax c'est la recherche effrénée de capitaux. ñun amuñu pétrole amuñu bauxite xam nga ñun lan lañ am. madd ak dànq. ak karité. karité. mais gis nga bu fa benn tokku oil bu leen leer ne fi mu nekk nii oil bi jar na ko waxuma la oil yu ndaw yi ñoom Macky Sall ak ñooñu di xëccoo de oil dëgg su fa amoon. suba ñu installé fa benn base. da nga bëgg wax na ñun li ñu gis ne moom la ñu gis loolu daal du oil bu doy. Amérique fu mu dem rek. dafa am intérêt gis nga bu la jàppalee nga xeex ba pare. moo lay jaay arme. xam nga problème mu Afghanistan nañ ko jël ñu lënjëtti ko xam lan mooy problème mu Afghanistan. lan mooy problème bi. c'est pas du tout l'État américain mais xam nga lan la les privés yi fa installé wu. amoon fa ay marché. Donald Trump am fa ay nitam. républicains yi amoon fa seen ay nit. ñu jël seen ay société de gardiennage teg ko fa. jël seen ay société d'exploitation minière et pétrolière def ko fa. ristourne yi ciy am c'est le problème mais c'est pas du tout l'affaire de l'État. encore une fois. du problème gis nga les racines du mal bala nga koo jël di ko kii rek da nga koy xool ci suuf ga ak fi mu jóge. est-ce que xam nga lu tax Sénégal musta am coup d'état. lu tax. dinañ ci dellu si waat suñ duggee ci problème mu Afrique. mais nee na waaw mais nee nañu Mamadou Dia li ñu ko def coup d'état la de. non loolu xam nga mun nañ ko tuddee rek. waaw. waaye coup d'état yi ma lay wax rek mooy ay soldats yu jël. waaw ca demal c'est dans le même contexte. xam nga yooyu yëpp lu tax mun a xam nga c'est parce que. est-ce que xam nga ne armée sénégalaise dirigé wul Sénégal xam nga loolu couvrir wul Sénégal. ah bon ku koy diriger bon. mais la légion française. légion militaire française ñoo yore gendarmerie ñoo yore armée ñu ngi biir Dakar Plateau nekk fa gis nga booy dem boori Allé Papa Gueye Fall à droite. waaw. mais base militaire française bi mu ngi fa mais c'est eux qui commandent l'armée sénégalaise semga bi amul dara lu muy wax moo tax gisuloo ku leen neex ñu jël ko def ko semga. parce que poste figurant la quoi figurant la. depuis l'indépendance noonu la amee parce que France seen intérêt yëpp géopolitique et stratégique yëpp mu ngi woon Sénégal c'est à partir du Sénégal qu'il contrôle toute l'Afrique. xam nga am na lu bari loo xam ne ci njàngat nit ñi dañuy toog man damay mere suma mbokki journalistes yi parce que xam nga un journaliste doit être cultivé. gis nga journaliste bala ngaa wax ci tey da ngay xam démb dëgg it. ñun buñ la toogee tey man mun naa la téyel rajo Sénégal boobu maa ngi def école primaire di déglu ki ñuy ooyee Gabriel Jacques Gomis. boo rappelé wu Gabriel Jacques Gomis mus na ànd ak Senghor ñu dem visite officielle Italie.
mu dem fa ressortissant sénégalais yi sànni ay pomme de terre yu nëpp Senghor bi ñëwee ba taxaw aéroport daf ko ne monsieur le président et les pommes de terre pourries keroog la ko fa gars yi génne yóbbu ko Tambacounda. ci taarix bala ngaa jàngale histoire da ngay xam li xewoon démb. transité li xew ci barki démb doog a ñëw ci tey. mais les journalistes sénégalais duñ utiliser évocation dafa mel ni ñoom liñ jàngoon yëpp dañ ko fàtte. da ngay toog ci plateau télévision ñëw toog di gërëm ki la ñawal yëre. ki la takkal di leen gërëm di woyaan ci kaw plateau bi. waaw ba jékki-jékki nga wàcc dem sa yoon. c'est parce que organe de presse yi tamit dañoo pauvre amul lu ñuy solalee seen journaliste te journaliste télévision dafa war a rafet. mais c'est un nag mannequin lu mu war a rafet tey dafa am lu ñuy ooyee déontologie dafa am aussi tam lu ñuy ooyee éthique. Njawar su fekkee ne yow tey sa rajo bii. man maa lay jox paas bi ngay ñëw. pour ñëw di ma seet si di ma interview. mais la ngay bind am naa ci droit pour wax. waaw wax nga dëgg de. te li ma neex nga may laaj. maa la ko wax nag tey papa li ma neex nga may laaj te man nopp bi may déggee man maa la koy jox nga déggal ma ko sa xalima boobu. maa ko yore. li mooy problème bi au Sénégal actuellement si je résume le problème de la presse ba pare presse Sénégal yëpp ñi ko moom kenn jàngu ci. soo amee le contraire wala kenn ku may déglu ci audience bi na ma inbox mu wax ma ne Mohamed li nga wax du dëgg amul kenn ku jàng ci moom organe de presse yi. gis nga lëf nag. man lenn rek laa mun a tey futteeku di xeex ak nit mooy am njàng ku koy tuutal. waaw wax nga dëgg de. man xaw ma alxuraan nga jàng xaw ma mécanicien nga jàng. xaw ma lenn nga jàng mais am njàng kenn du ko suufee. kenn du ko suufeel de. waaye ku taxaw ne ñi jàngul ëppale wuñ leen dara c'est parce que nangam mais quand même nag nañ mun a gëstuwaat nag xoolaat affaire yi am na nu mu demee nag papa. wala du dëgg. waaw mais bu fekkee ne légion étrangère française boobu mooy doxal gendarmerie Sénégal xanaa kon c'est la même chose au Mali en Guinée. en Côte d'Ivoire. ak maanaam dans les ex-colonies françaises. c'est pas la même chose. nañ delluwaat ci taarix xam nga lu tax ñuy delluwaat ci taarix. ancienne capitale ne Afrique de l'Ouest fan la woon du Sénégal. waaw Dakar. Sékou Touré ñemoon nga ci jamonoom nga ñëw fa di fa indi légion de gendarmerie di ko fa sanc. du gis nga ni mu toroxalee De Gaulle bi mu fa ñëwee di wax ak yooyu. xam nga moo njëkk a jël indépendance ñi ko njëkk a demandé le oui ci la bokk. ñan ñoo ko yore woon Senghor avait tout fait dans sa vie. signé décret lu nekk def na ko ay yoo xam ne sax nekkul ci këyit pour fexe ba armée sénégalaise ak gendarmerie sénégalaise duñ am autonomie. moo tax tey gendarmerie Sénégal ak kent li ma lay wax nii demaatal ci taarix nga laaj ku la munti la ay maréchaux lañ ñoo fa nekk ñoom ñoo yore l'état du Sénégal seen sécurité nekkul ci loxo Sénégal man maa osé tey pour wax la ko et je défie kii ko sonk bu ko wax mu ngi ci loxo tubaab. mais dans ces conditions là naka la ñu mën a sentir en sécurité dans nos pays bu fekkee ne contrôlé wuñu loolu xanaa kon la xew Guinée mën naa xew Sénégal bu fekkee ne gouvernement Sénégal jubóowul ak France est-ce que nekkul épée Damoclès moo nekk ci seen bopp. ñoom ba épée Damoclès nekkee seen bopp mooy avant ñuy judd c'est un problème prénatal Macky Sall avant muy ñëw au pouvoir di dem école primaire. c'est parce que fekk na fa épée bi ba pare kooku mënut a ñëw tey génne épée bi. problème bi mooy da ngay ànd ak ñoom. wala ñu faagaagal la gis nga kaay ma wax la benn affaire. colonialisme amoon na fi ñu wax ko ñu ne colonialisme am na. yaa ngi koy fàttaliku dafa am benn économiste anglais bu musa dem. mu ñëw ne leen hier j'ai participé à une réunion de sans-abri. mu ne leen naam Kipling la mu ne leen le cri qui dominait c'était le cri du pain. mu ne leen si vous voulez éviter la guerre civile il vous faut devenir impérialiste. Kipling nga waxoon loolu. économiste anglais la woon. donc gis nga ba loolu amee ba léegi bañ ko waxee ba léegi. tubaab yi ak nasaraan si indépendance mu suñu ko bugg a jox kenn. ñun nag on avait eu la malchance que suñ amoon un Mamadou Dia en tant que premier président du Sénégal tey fuñ toll nii dinañ ko raw. boo demee ba jël ay ministre nga gis le ministre de la jeunesse bu Rwanda di dawal véloom di dem liggéey.
Sénégal benn ministre tu as 4 ou 6 voitures de fonction ak 6 chauffeurs yu bokkul sa ay xar sax suñuy dem di leen yóbbu vétérinaire dafa am 4x4 bu leen di yóbbu c'est parce que am na loo xam ne du tout c'est pas du tout normal gis nga Njawar man damay toog des fois su ma nekk fii di jooy xam nga lu tax may jooy c'est parce que yàq ak jëfin yu bon ak lu bon li am Sénégal ak liñ fa jël impôt mais Sénégal 80% yi ñëpp ay sàcc lañ alal jiñ jël di ko luubal jël alal ji di ko yóbbu ñu daan jël alal ji di ko yóbbu Suisse mais kenn jëlatul alal ji di ko yóbbu Suisse fuñ ko yóbbu léegi mais nit ñaa ngi jël ci alal yi topp gis nga tey Macky Sall su ne woon 17h30 nañ jël ñu def ko fiw kër ku nekk ñu dugg fa ñëw fuye ko mais ay coffre-fort nga fay fekk mais on a trouvé l'année dernière un douanier qui avait plus de 50 et quelques millions ay 160 et quelques millions caaf ci biir këram la presse en a parlé. oui amoon na benn douanier bu ñu sàcc 100 waaw Idrissa Seck mii dogu doomam sàcc na ko xaalis fan la ko sàccee ci biir këram. mais Madické Niang ci temps yi Abdou Diouf dal na ko. mais nu mu tëddee keneen ki Farba Senghor dal na ko. mais léegi. façon sàcc yu bon yooyu am ba pare ñu bëgg a jël mërs nit ñi jël ko wàcce ko jël xale yi jàngalatuñ leen alxuraan jàngalatuñ leen daara jàngalatuñ leen école di leen dugal ci ay ay mbiru pecc ak ay mbiru làmb mais dëkk boobu nan ngeen buggee dëkk boobu mu avancé dëkk booy dox ba si yàgg gis benn nit taxaw ci digg angle bi génne waay yàllaam saw ba mu nekk ko mu fëggatu faxasu non ne génne cuccu bi rek mais suma doom bi juddoo ci dëkk dafa ànd ak yaayam dem Afrique ñu jékki-jékki mu ñëw ne ko moom let me tell you something let me ask you a question mu ne ko naam mu ne ko in what country are we are parce que dafa gis ñeenti yoon ci bés bi ñuy saw ci mbedd la fille était choquée ma ñëw mu ne ma papa let me ask you a question mu ne ma why Africa they don't care ma ne ko yes ma'am they do care ma commencé di ko expliquer the level of education ak yenn affaires yi di ci am ak yenn kii ma wax la beneen problème bu freiner l'économie du Sénégal xam nga lu ko freine les gens ne payent pas d'impôts da ngay liggéey ça se négocie nekk sa benn kii suma mbokki murid yi kenn dàqu leen a liggéey dañuy liggéey cantine yëpp ñoo ko moom ak Sandaga ak affaire yi mais malheureusement ils ne payent pas d'impôts waaw ñu fay tempo dañuy wiiri képp koo ci wax léegi ku nekk commerçant bu mag Sénégal soo ko waxee mun la TVA bi de mun naa calculer TVA bi 165 conteneurs laay indi mais munoo fexe ba mu génneel la li muy fayee pour impôt les gens ne payent pas d'impôt mais nan ngeen buggee ñu am ay école waaw mais nan ngeen buggee ñu am ay garderie d'enfants nan ngeen bugg hôpital yi am ay lal mais su nit ñi dul fay impôt fan lañ koy jëlee. waaw mais impôt da nga koy fay koo xam ne boo ko fayee it mu defaat ko ci réew mi koo xam ne boo ko fayee impôt mu jël alal ji yóbbu ko France wala feneen wala def ko coffre-fort tamit moom laa lay est-ce que loolu tamit c'est un modèle viable en politique économique. moo tax koo ci gis muy dee fan lay dee. France. buñ jékkee ne nañ dem seen biir yi commencé neew yi ñu dem France. gis nga Njawar. il faut ñu yaraat jikko yi ba pare yar xol yi. loolu li ma koy dégg bëri na mais fan lañ koy tàmbalee. xam nga fu mu toll nii équation mooy fan lañ koy tàmbalee. ca biir kër ga bala ngaa juddu. la ñuy commencé jël éducation xam nga Senghor dañ ko laajoon mu ne leen détournement de fonds c'est un problème culturel. man je dis à Senghor non c'est plus qu'un problème culturel. gis nga jikko yi pour ñu rafetalaat ko il faut que. mais Sénégal rek ngay gis dëkk bu ministre di am droit pour signer pour ñu fay benn fournisseur wala yenn affaires yi mais il faut que demal ci suma vidéo yu njëkk yi dama leen ko wax dama leen ni il faut que les paiements au Sénégal soient centralisés gis nga ministre bi essence sax yore ko mais ministre bu ñu jël jox la 1000 litres carburant Sénégal rek ngay seeti nit mun la toogal nga toog mu génne 500 litres carburant wala 40 wala 60 may la nga dem ci station essence bi wecceek ko xaalis benn litre buñ la koy jaayee 10 litres yi buñ la koy jaayee 60 000 pompiste bi jox la 45 000 dugal ci poche am mais nañu waxante dëgg voilà may rappeler mbokk auditeurs yi que ni maa ngi dalal Mouhamed Souleymane Mboup bu fekkee am na ci ñi nekk ci panel bi wala di ñu déglu koo xam ne da nga am question booy bëgg a poser mën nga ñu woo ci Skype rajo sunu kër Kole wala nga woo ñu ci WhatsApp bi 951 318 95 25 Mouhamed
maa ngi nekkoon tey ci géopolitique ñu jékki-jékki dugg ci biirum Sénégal parce que question yi dañoo lié mooy question bi may laaj pour bëggoon xam est-ce que paradoxe la Amérique di intervenir un peu partout dans le monde te ñun ci suñu réew ñu ngi am problème de sécurité de sécurité insécurité totale am fa ca nord Mali ak ca kii moom moo ñu indi muy wane ne amuñu loo xamante ne moo jar ñoom ñuy taqal seen loxo mais li xew Guinée un pays riche en ressources naturelles suuf su nangu man bi ma xoolee vidéo yi militaires yi li ma gënoon impressionné mooy verdure bi tout est vert nangu sax dégg naa lu ne am nañu ko am bauxite am lépp bërkaati démb la 5 septembre ñu xëy rek ñu ne benn ancien légionnaire koo xam ne formé nañ ko Sénégal dem na beaucoup de pays de guerre ñu président bi ko jëli woon andi ko ndax mbokkam la ñoo bokk xeet mu koy téel parasolam xëy suba rek ñëw ñu ne jàpp na ko léegi moom mooy président bi mu créé benn mouvement boo xam ne daal fu mu toll nii moom moo war a gérer réew mi dossier boobu yaa ngi koy suivre lan nga ñu ci mën a wax. mais problème bi su ma lay laaj dama lay naan ban pays moo ciy topp loolu de moo waroon nekk question principale bi. xam nga ban pays ci xam nga ban pays ci nar a topp. ban pays. Côte d'Ivoire ah. Gambie. xam nga lu tax. da ngay demaat ci Genèse nga xool en 1994 lu tax Jammeh jëloon coup d'état bi c'était les trucs Jammeh moo daan yóbbu doomu Jaawara yi école. Jammeh avait la garde rapprochée de toutes les femmes de Jammeh de Jaawara moo leen yore woon moo daan yóbbu xale yi école. biñ koy coup d'état kan moo ko coup d'état donc l'histoire n'a fait que ruminer. gis nga Afrique liñ nekk tant que bàyyi wuñ ko da ngay ñëw ànd ak sa njaatige mu nekk président. nga gis ko mu lay yónni ngay indi ay maleti xaalis di distribuer Ablaye Wade lu mu fi distribuer wul amul. bañ nañ ko ba guichet automatique lañ ko doon yore pa bi yore xaalisam rek di kuppal nit ñi di may ku ñëw mu may la 35 millions may nañ ma 50 millions ci turu Ablaye Wade lañ ko njëkk a jëlee mais tey loolu ku ko toog nekk garde rapproché nit gis ko sa xol di tàng yow nga toog di xool ne yow xaru tabaski sax soo ko buggee dañ la koy sarax wala ñu may la ko mais qu'est-ce que tu vas faire mais xam nga problème bi pour dem di jëli question bi fu bëri di def ay analyse politique yooyu yëpp jaru ko man du ma jaar ak yow ci analyse politique du ma jaar ak yow ci PIB dëkk bi du ma jaar ak yow ci mévente dëkk bi du ma jaar ak yow xam nga lan laa lay dama lay tegal loo xam ne mu ngi ne fang nekk ci mbedd bi di dem di ko gis booy légionnaire boobu nga xam ne boo leen daan lekk da ngeen di lekk sax ba suur doog ko jox desiti lekk yi doo leen ko yekkal ci li ngeen di lekk mais kooku bés bu la jekkoo daf lay faagaagal wax nga dëgg de nañ waxante dëgg fii kañ nga fi gëj a gis dajeeg benn ministre ci benn banque muy dox kañ nga ci gëj musa dugg avion gis ci benn ministre doo leen gis sax dañ leen di làq dugal leen ay première classe ak ay zéro classe ak fu nekk dinañ leen fa dugal c'est parce que affaire yi mais xool ko rek ci Afrique leur forme d'investissement ak nit ñuy doxalee affaire mais regarde Air Sénégal bi fi mujjee ñëw barki démb pour implanter wu vol inaugural bi sax dañ tardé le vol inaugural a accusé un retard de 2 heures de temps mais ñun suñ développement fan la war a mun a jóge ak fan lañ mun a espérer suñ développement xam nga développement mooy lan état d'esprit jom ngor fas yéene liggéey te jëriñu gis nga la Cheikh Ahmad Bamba jàngaloon ay taalibeem gis nga suñ ci tegoon ba léegi livre yooyu di ko jël di ko def bon tey nit dina am jom nit dina mun a am kàttan pour liggéey mais léegi koo ci waxati sax ne ko liggéey mu ne la am na bu ko gën a yomb mais c'est vrai am na bu ko gën a yomb mooy ban mooy tappale bi nga gis sa benn cousin mu nekk fenn jox la benn marché à gré nga jël defar ba pare jël ay palanteer yu dajeeku monté ci chantier bi ñëw mu kuppal la nga fay ko ku nekk fay ngeen séddoo ngeen dem sa yoon mais yooyu yomb na yooyu nag mooy forme yi gën a tuuti ci forme détournement yi am te mu ngi am ba léegi en Afrique malheureusement Gambie barki démb li fa xew yëg nga liñ lay wax j'ai une de mes meilleures amies démb la ma envoyé email Fatou Diaw Mané journaliste très réputé bu ñëpp xam il a démissionné ci nguuru Barrow bi xam nga lu ko tax a démissionné parce que président bi dafa entrer en coalition avec l'ancien parti de Jammeh oui
Mais comment tu peux imaginer, Mm. avec tout ce que les Gambiens ont traversé dans la vie, Mm. Tinja, ak li leen jàmme di def yëpp, Mm. nga ñëw au pouvoir, tu as trahi ton chef d'opposition pour créer ce own parti, ba pare ñëw di nekkaat en coalition ak kooku. Mais quand même, nañu waxante dëgg. Avec ça nag suñ xëyee suba coup d'état ko ñu ne c'était pas prévisible. Oui, man maa la ko wax tey, c'est prévisible. Man maa ngi ko bind teg parce que xam naa ne dina am. waaw waxoon nga ma fi ne ba ma lay mujjee invité xam man nag lu tax du ma lay sawar a invité da ngay mettil sama bopp quoi. Non, man saa yu ma la waxee rek bind ko nga teg ko duñ ci teg 2 mois nga gis ko wala 3 mois. wax da naa ngay la ko décourager depuis aussi quoi. chaque jour keroog ba jàmme di wax lu ma la wax demal ne jàmme du dem nga ne ma dina dem man la du dem nañ xaar mais ba jot demee tamit dafa dëgëral. C'est parce que ñun yooyu yëpp c'est prévisible da nga koy xool da nga koy lunjarti da nga koy gis. Mais Banjul bi ma fa jógee mutul 2 mois j'étais là-bas à 3 jours de la Tabaski mais j'étais sidéré bi ma ñëwee ci dëkk bi. La crise économique se fait sentir. Mais parlons un peu de l'Afrique francophone. Pourquoi nga ne affaire bi bu jógee Guinée mën na dem Gambie c'est une possibilité mais pourquoi nga tëb yeneen dëkk yëpp dem Gambie dëkk yoo xamante ne ñu ngi ruumanaat 3e mandat ak dëkk yoo xamante ne dañoo déclaré ne dañuy def 3e mandat fu mel ni Côte d'Ivoire te dara xewagu fa. Mauritanie ñu ngi ko fa doon jéem amatu fa Mali ñu ko fa doon jéem ña ko fa doon def dem nañu. Pourquoi nga jóge nga bàyyi l'Afrique francophone di dem ci Gambie ban jàngat ngay jëm ci yeneen dëkk yooyu nga xamante ne ñu nga fay ruumandaat mbir yooyu te loolu bokk na ci sunu réew mi. li xew Mali li xew Mauritanie li xew Guinée mun na xew Sénégal gi. C'est que Sénégal l'équation est trop compliquée pour mu mun a possible. lan moo tax. mooy structure armée bi ma lay wax rek. ba pare armée Sénégal. ñi ko yore. duñ ay baadoola ñooñu duñ dem di xaar ku leen maye ndékki ak affaire yooyu gars yi dañ leen jox ay oto yu tooy ay V8 lañ leen jox leen kër yu rafet ci boori ndox bi ba pare di leen kenn teg yooyu mais l'État du Sénégal prend bien soin de ses militaires de ses chefs nga xool nag chefu armée bi ki nekk nga xam ne lim rawee beneen gaan bi nga xam ne c'est un sergent dans l'armée xoolal seen gap salarial nga xool ñaata la bés boo ko calculer pare nga ooma ñu waxtaanaat ci loolu man kay xaw ma ko wax ma rek. dafa rëy. bu kii di fayee ko ay 1 million ay 2 millions quelque mais le truc que ni mu ngi ci ay 250 000 ans. gap bi dafa rëy ba pare ñu ngi la jox V8. ba pare jox la nag foo xam ne da nga fay dëkk jox la logement de fonction. mais am na logement de fonction yu nekk gannaaw Môle 8 port. mais ñoo ko occupé ba léegi. c'est la nomenclature de l'armée ñoo fa dëkk ba léegi. boo ñëwee ñu jox la benn logement bu waroon a nekk biir Dakar Plateau un logement de 500 000 francs yaa ngi ci boori ndox bi fayuloo logement mais Sénégal ku fa fayatul logement war a sant yàlla. waaw war nga sant yàlla de. mais sa dund war na yomb li des sa salaire mun nga ko dundee. kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko waroon a mën a def suur nañu suur boo xamante ne du ñu nangoo risqué namuñu dara daal maanaam. mais kaay ma wax la boo buggee am doole ci àddina xam nga boo buggee am doole ci àddina lan ngay def. sa ay baay tëx booy lekk yàpp nga leen di jox. sooy naan meew bu leen jox desitu butéel yaag ñoom yéenay teg ay kaas ngeen bokk butéel bi. booy dem nga gis ñuy tukki booy tukkee première classe ñu tukkee première classe. mais kooku soo ca paree ak moom lan la soxlaati. waaw soxlaatul dara de. xanaa mu baadoolo rek demee soxlaatul dara mais c'est parce que affaire bi nag noonu la demee. ce sont des frustrés yuy génn kaa ma jox la benn anecdote xam nga pourquoi le gars a pris le pouvoir. en Guinée. gain bi c'est le président Alpha Condé moom. Diakité qui était le ministre de la défense. waxaatal foofu dañu la rëcc nga ne c'est le président Alpha Condé. moo ko jëlee mu nekk un colonel de l'armée en France. ci armée française. moom jabaram ba léegi légionnaire la mu ngi ci armée française. mu indi ko ci dëkk bi mu ko indee ci dëkk bi un des grands officiers de l'armée ak le ministre de la défense Diakité nee nañ ko président mu ne ko naam ñu ne ko li ngay def mënatu la taxaw kii doo ko fi indi ak gradam yi di ko jox ay responsabilités. Alpha Condé a pété le plomb sur eux ne leen dina ko jox une responsabilité s'il a créé benn division bu bees de protection xawma de lan jox ko dans l'armée. oui. ñu jékki-jékki nag l'affaire a poussé il a eu un couac avec Diakité
Diakité ne ko man dama lay affecté jëlee la foofu yóbbuwaat la ci brigade bi mais booy bi fippu il a pris le pouvoir parce que dañ ko mettroon en résidence surveillée te gis nga coup bi mu togg mu ngi ko toggee en résidence surveillée ah bien sûr pour wane la rek ne la mais seen faay yi moom moo bëri au Sénégal un colonel wala benn affaire munoo fa nekk naan da ngay coup d'état parce que fi ngay jaar ba coup d'état ba rassembler ay 50 hommes sax moo possible moom moo tax di livelihood pour coup d'état yooyu am Sénégal dafa moindre ba pare nag yàlla musal nit ci loolu mais yeneen dëkk yi problème boobu nag amu fa sécurité boobu ngay wax voilà pour question bi nga ma tontu mu nekkoon troisième question bi voilà ma réponse mais xanaa affaire soulèvement ndax affaire soulèvement au mois de mars yëngal na réew mi de mais li koy yàq aussi mooy sëriñ si bu ñu waxee rek gars yi ne muut noppi Sénégal li ko yàq dafa bëri sénégalais bu midi jotee sëriñ bi du xiif sëriñ bi du mar ay doomam duñu fiir duñu mar waaye bu ñee yéen ñii di xiif di mar bu ngeen jugee bu ñee leen toogee ngeen toog gars yi dañ yàpp sëriñ si rek sëriñ si defuñ si dara defuñ ci dara xam nga ñan ñoo koy def ñiy wër di dem xeex yi gis nga buñ xeexee ba pare gis benn boutique daa jeeku ñu sàcc boutique ba pare su boutique bi jeexee ñu toog 13 heures añ jot ñëpp dem añ ne révolution bi nañ ko continuer waat suba mais ce qui s'est passé au Sénégal mais xool ko récemment ñan ñoo ñuy diriger parmi l'opposition xoolal rek ci ñi ñuy diriger parmi l'opposition nga xool aussi tam ci ay passé yu récent quelle faute ils ont commise liñ def yëpp nga xool ko nga xool na ñii wax dëgg yàlla mun ngeen leen a wóolu pour ëllëg nga jox leen les règnes du pouvoir Mohamed Souleymane dama ne woon mbirum géopolitique laay gën a focus ak yow parce que dama ci jàng lu bari dama ciy bëgg a xam tamit opinion ñeneen ginnaaw sama bos waaye comme que dugg nañ ci mbirum Sénégal dama ciy profiter laaj la ci ay question maa ngi dinaa la tontu waaw bala may dem ci mbirum coalition yii di taqaloo di dajaloo nii ngir jëm ci élection locale yi yow événement yi seetaan nga ko mbirum diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko Adji Sarr ak coow yi ci am ba réew mi naroon cee takk ba ñu yàq ci ay këru politiciens yu bari ak journalistes yu doon wax ci mbirum défendre Macky Sall ba mu dem ba daanaka affaire bi ndeewoon nañu jeex na mu jekki-jekki rek sëriñ bi wax rek ñëpp ne patt noppi ban jàngat nga ci am globalement ak ban position nga ciy jël ci mbir moomu man damay delluwaat rek ci l'islam bi nga xam ne ci diine boobu laa bokk l'islam dafa ne l'islam a ko njëkk a wax sax le droit dafa ne la preuve est la seule rançon du droit ñu ne ndàmpaay dafay am bu nit demoon faqastalu wala xaju nit matt nit ka daf ko war a ndàmp ñu ne lan la ñu ne code d'obligation civile et commerciale bu Sénégal article 118 nee na tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer mooy maanaam su fekkee ne sa jëf dafa yàq jëfi keneen wala sa njur wala sa doom wala sa alal dafa yàq alalu keneen da nga ko war a jox ndàmpaay charia ñëwaat gën cee chap parce que charia nee na bu tuurante deret amee sax diye war naa am bu famille yi dajaloo ñu concerté wu ñu ne kii de maa faat bakkanam mu ne déedéet man de am naa 500,000 diye nañ fay ñu bàyyi ko mu dem Sénégal ñi farey nit kenn tëddu ci kaso jaaykatu réseau drogue yu metti yi kenn tëddu ci kaso trafiqué katu billets yi kenn tëddu ci kaso le cas de Bougazeli moo fi mujj tëddul mu nga nele il est plus libre que toi et moi Sonko su fekkee ne politicien bi mu doon la de grandes envergures bi mu doon da nga am loo xam ne da nga war a saytu ba pare da nga war a ñàkk sa tool taalibe Serigne Touba la wala taalibe Baye Niass la moo tax man sama kurus laa yore sama tool kenn du ci dugg xam nga lu ko gën nga dem uti sa ay sàkket wala nga dem uti sa ay grillage barbelé nga teg ko fa pour kenn du dugg ci sa biir tool dëgg la 10 heures 22 heures de la nuit nga dawalal sa bopp sans garde rapproché fekkuñ la lu dul ci salle de massage yooyu te nga am sa ñaari jeeg yu taxaw ku ci nekk mënoon téye sa benn tànk téye ko di la ko bësal lu la fa dal yaa ko teg sa bopp ku ko ñemee wax da nga ragal ci Sénégal man dama koy wax te waxoon naa ko ba mu amee te bindoon naa ko moo def nag deful yàllaa xam dëgg la fekkewu ma lu ma la ci wax tey damay fen mais dañ ne soo bañee tuuma
ñu ne laa budda bu ci jege suma yaay musuma oo ba si yàgg na ma da nga naqari deret mu ne ma bul bañ ku la yàkkal ci gaali xaj waaye nañ la fekk ba bu fa sukk toog di lekk loolu mooy problème bi gis nga nit su fekkee ne da nga bugg a jiiteem réew da nga war a setal sa gannaaw da nga war a ut sa àndandoo génn gannaaw gee waratu la wala booy génn nga ànd ak ay seede ñu dellu siwaat ci yonent sallallahu taala alayhi wa sallam itiqaaf dafa mus a jot mu nekk ci jàkka ji di julli soxna may mun a toog munatu ko muñ mu ñëw set si sallallahu taala alayhi wa sallam mu génn di ko gunge rek gis ñaari ponkal gis yonent bi rek daw yonent bi ne leen hee bañ uy leen ñu leen kaay leen ñu ñëw mu ne leen diw ak diw ñu ne leen naa mu ne leen kii de sama soxna la may mun a la parce que su dul woon loolu ñu wër ci dëkk bi ne yonent dafa am ay jànq yu ko doon seet loolu yëpp ci jàngale la loolu yëpp ci jàngale la ñun mënuñu am diine mënuñu am religion ba pare addina bi ku ci nekk dem wekku ci li nga lekk ñun ñu am ku mel ni nit ñu baax ñi dëkk bi am ku mel ni mais l'islam bu la nee yaa yore diine bi nekk l'islam alquran mooy sa téere yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mooy sa kundiyam waaye ñun papa am na yoo xam ne tey nag waruñoo dab wax nga dëgg de xam nga nag problème bi mooy nañ waxante dëgg kuñ ne yow ñu ngi ne ñu ngi lay jiiñ lu nekk ñu ngi lay jiiñ ngay tukki jël ñetti boppi bukki dugal ko sa saak dem jàll extrait bi génne ko mais yow xanaa yaa rey sa bopp wax nga dëgg de te yow ñu ngi lay jiiñ buxaaba ñu ngi lay jiiñ lu nekk ci àdduna bi mais c'est que nit ki aussi tam war nga mun a seetal sa der ci dara mais xoolal Sénégal ce qui se passe ay ponkal yu reer ba suur toog tiim benn plateau télévision ku ci nekk foog ne fi mu nekk nii li ngay wax adduna bi yëpp ñu lay déglu te yow yàlla tey sax su doon wàcc yaay doon adjoint le micro n'est pas une panacée gis nga micro dafay indil nit ay jikko dëgg la da nga ciy wax ba ci yàgg nga foog ne yaa moom ñëpp wallaay moo tax saa yoo demee ba ciy toog na nga ne a'uuzu billahi mina sheytaani rajim nga wax ba pare wallaay wax nga dëgg ba pare nga ne leen nga ñaan yàlla yal na làmmeñu fasaa dugg sa biir làmmeñ te li ngay wax nii ci nopp bu mu tegu rek yal na ko yàlla barkeel amiin yaa rabbal alamin ba pare tout au cours de ton émission ngay muslu ci yàlla di la musal parce que xam lan mooy problème gis nga tey boo fi jàngalee lu baax yàlla dina la ko fay ëllëg ba fullandir la ko donte sax da nga juumoon ndeysaan waaye gis nga boo fi jàngalee safaan lu bon gars yi di ko toppandoo saddaxa jaariya la te ba ngay doon ci àddina dañ la koy kàcce yàlla jéggal waay tey boo demoon kër Mouhamed Lamine Chérif Aïdara këram dama koy citer toujours parce que suma référence la dama dem këram tàkkusaan fekk ma fa àjjuma benn doomam ci ñaareel bi jiite tàkkusaan xadaratul jumaat ñu teg ko taawam ñëw lal mbalaanul wasifa bi timis mu jiite ñu tàkkusaan abda ñëw jiite non gee ñu julli ba pare te mbalaanul wasifa beneen doomam bi jël ko ñu dem ko waaye ka nga xam ne ci àddunaam amul dara lum créé lu dul seen petit gàlle kooku àllaaxira moom dina ko togg ba pare loolu dina ko layoo ñaar ñi bokkuñu tëggin bi moo bokkul voilà tëggin bi bokkul mais ku nekk ci àdduna bi li nga jiw rek moom ngay fekkee ëllëg dëgg moom nga fii jiw soo ko fi bàyyee ginnaaw muy law ku fi nekk di tëgg ay tama nga dee ñu ne nañ leen ko wàcceel alxuraan pour lan ñu lay wàcceel alxuraan mais nañ la tegal tama yi nga daan tëgg pour être plus fidèle nañ la tegal tama yi nga daan tëdd pour t'honorer mais pour lan ñu jël di ñu tànqal ak ay alxuraan guddeeg bëccëg suba ak ngoon pour quelle raison ndax xam nga problème bi mooy que ni xam nga affaire yi naa fekk dafa am ci yenn affaires yi quoi man j'aime bien un gars qui était un homme culturel bu doon wax ci yenn affaires yi mais bu dee affaire yi culture yi mu doon teg nañ ko tegal parce que Moustapha Café alxuraan sax ñëw di ko teg wala mu toog ci télé bi ñëpp toog mu lay firil benn aaya yow nag da nga soxor torom nag sëñ bi non man soxoruma c'est parce que je suis réaliste dans une certaine mesure gis nga il ne peut pas y avoir 2 poids 2 mesures ci lu munti amee gis nga soit on est ceci ou on est cela moom laay wax ñi nekk États-Unis ak ñenn affaires yi
bu sëriñ bi ñëwee ku nekk sol sa xaftaan di raam di joxe sa addiya bu fi Youssou Ndour ñëwee nga takku dem pàkkar ñi ba xëm doo julli sax fajar mais quand même il nous emmerde quand même nit ki da ngay am foo bokk quand même. jërëjëf Mohamed fu mu toll nii am na ay coalition yoo xamante ne Mohamed ñoom ñooy dessiné wu à l'horizon waaw parce que élection yi jege na. waaw dégg nañu fi ay coalition yoo xamante ne Bougane Gueye Dany bokkoon na ci. dem ba mu yàgg muy discuter affaire couleur beeg logo bi ba génn na ci. muy yeewi askan wi. yeewi askan wi nag ñi fa nekk mooy Ousmane Sonko. Khalifa Sall ak waa PDS mooy Karim Wade ak ñoom seen. am na yeneen coalition aussi yu taxaw yu mel ni waa CRD ak Jotna mooy coalition bi nga xam ne moo uufoon Ousmane Sonko ba mu jël 3e ci élection présidentielle yi. lan ngay wax ci élection locale yi ak coalition yi ni muy defee est-ce que affaire politique la wala est-ce que nit ñi dañ koy def pour sauver seen bopp ban xalaat nga ci am. déjà coalition yi waroon nañoo xool ñan ñooy bokk les membres de la coalition. man Sénégal dama foog ne dafa amul code pénal wala amul beneen affaire mais am na ñoo xam ne ils ne sont plus éligibles. waaw dëgg la de. mais kuñ jël condamné la ba pare pour détournement de fonds ban parti nga war a mun a bokkaat ba koy jiite ba war ñoo yore ëllëg. waaw mais ñi koy organiser bu ñu ñàkkee ful la ba bàyyi leen ñoom ñuy concerté wu di organiser loolu tamit lan nga leen mën a wax. seetaan coalition bi nag nekk coalition ay jaxaay ak ay ku nekk kum neex nga dugal sa loxo gis nga lépp lu ñuy waxati. nga bu njëkk ba bala ngaa ñëw di déposer pour service de parti dinañ la laaj certificat de bonne vie et mœurs. dëgg la. mais kuñ jël condamné la ci détournement de fonds ba pare nan nga mun a organiser waatee parti man ba léegi question yi laa bëgg ñu répondre ma ba pare parti yi ñi ko moom. mus nga fi gis benn parti bu ñëw taxaw def déclaration d'auditam. yaa ngi fàttaliku Aïda Iyane Thiam bañ ko fi invité ñun ñaar. waaw. yaa ngi fàttaliku sama question bi ma ko posé woon. wallaay. dañ pare mu off micro bi ne ma Souleymane wax nga ma dëgg goo xam ne tey kenn musuma koo wax. ma ne ko ndax mus nga fi gis benn parti bu def congrès dem déposer bilan financier am Ablaye Wade moom PDS. Sonko moom partem Idrissa Seck moom partem Macky Sall moom partem mais oto yi fay nekk sax carte grise oto bi seen tour lay nekk. mais comment peut-on être dirigé par ces genres de type loolu mooy problème bi il faut que les problèmes primaires soient réglés d'abord. il faut que affaire bi am un peu de crédibilité ñu mun a xam ne ñun kii ñuy jiite ëllëgkat lii ak lii ci lii la am lambo. élection Mbour yi bi mu fi am yaa après 4 ans su ma benn xarit dafa ne nañ jàppale diw. man leen non bala ñoo jàppale diw nañ laaj ne ndax diw pare na pour téyel ñu ba pare moom lañ ko mos a dénk yëpp ñu càmbar ko. bala ñu ko koy dénk ndax d'accord nañu dénk ko. bala ñu ko koy dénk très bien. loolu mooy problème bi Jawar. jërëjëf xam nga sànq damay wax nga ne ma non affaire bi du question soxor c'est parce que man dama bokk ci benn man du ma nit ku baax d'accord damay def sama ay kénteeg ak affaire yooyu mais j'assume toutes mes responsabilités mais ñi nga xam ne nag ñoo ñu war a yore pour ëllëg sama waay dafa am benn demin boo xam ne ak benn kii moo tax man du ma politique du ma demander pour ñu fal ma. c'est parce que nit ñi il faut que quand même ñu am au moins ay nit ñi ñuy jiite il faut seen loxo set. jërëjëf Mohamed Souleymane 7 minutes moo ñu dese xam naa bu fekkee kenn amul question ci panel bi. waaw man de am naa question yu bari waaye nag benn rek laay posé comme 7 minutes moo ci des. benn question rek laay posé. acca demal bu ko defee ñu bàyyi ko on temps parce que heure travail la te xam naa mu ngi liggéey demal Ahmadou Diop. waaw parce que danaa def tuuti commentaire en 30 secondes quand même. avant may poser question bi ça c'est ma loi voilà. waaw parce que ci Mamadi Doumbouya waaw parce que bëggoon na ma projet yeneen ci Sénégal waaye benn bi rek laay def parce que Mamadou Doumbouya lieutenant-colonel mais ñu ko ëpp grade ñoo fa nekkoon parce que Mamadou Doumbouya boobu il est bien pire que Alpha Condé c'est ça parce que dafa nekk dans le sillage de ses prédécesseurs militaires pour xarti këf kooku day confisquer le pouvoir comment c'est good sax ñëw 2 jours après mu remplacer les gouverneurs et les sous-préfets par des militaires mais c'est un écran de fumée banditisme là mais ana civil yi mais kooku dire que ne sax pour man je me demande affaire bi dafa am ay complicité ak des intérêts colonialistes cachés c'est ça la vérité
il est dans la est-ce que nekkul dans la logique des tyrans ñoom Idriss Déby Sassou Nguesso et cetera parce que li tax mooy poser question bi ñu ne suspension de la Guinée par la CEDEAO mais est-ce que kooku hypocrisie la parce que Guinée li tax mu def coup d'état bi ñëpp xam nañ li tax mu def coup d'état bi opportunité la def parce que Alpha Condé moo ko jox moyen dafa xaar ba dimanche le dispositif sécuritaire ñu allégé ko il a été conseillé par de hauts gradés c'est ça la vérité parce que armée nationale bi dañ leen a mettre devant les faits accomplis loolu moo tax mu def chantage voilà pour man waa ji nekkul ci yoonu baax surtout fu mu jaar parcours koo xam ne il était plus à l'extérieur qu'à l'intérieur lan la fi jàng 2018 lañ ko xam voilà c'est tout. Allez-y pour rien ne changera waaw loolu moo tax may laaj suspension de la Guinée par la CEDEAO lan lay jariñ c'est un cirque habituel c'est tout parce que mais Togo ñu ngi fi Togo kan moo fa nekkoon Eyadema fa la nekkoon simple soldat def na coup d'état c'est pareil c'est du pipeau c'est du pareil au même voilà. jërëjëf Mohamed Souleymane réaction. réaction bi ma lay wax. waaw. son intervention est très pertinente. da ngay delluwaat ci mbiru Guinée bi. est-ce que xam nga ne les services secrets français ils ont mis le puce à l'oreille à Alpha Condé xam nga loolu. ah bon. une semaine avant affaire bi di am ils lui ont dit dafa tukki woon ñu ne ko Alpha ñu ne ko naam ñu ne ko boo delloo mbir dina am ci dëkk bi. Alpha a appelé Diakité le ministre de la défense le ministre de la défense assuré ko ne ko fii dara du fi am mu ñëw dem toogi boppam. Alpha Condé est un espiègle, il est extrêmement intelligent, c'est l'un des rares plus intelligents chefs d'État africains. ma wax la loolu tey nga xam ko. gis nga Alpha Condé est-ce que jëlul de connivence avec boy bi parce que xam na ne dëkk bi fi mu nekk nii jaxasoo na mu jël ko teg ko biñ ko jàppee naata lañ ko fekk ak xaalis. tu as estimé les biens de Alpha Condé. moom si boppam bu booy bi jëlee pouvoir ba pare dissoudre affaire yi CEDEAO yi wax li muy wax pare ne président bi kenn ku ko xokkatal ñu may ko main libre génne ko mu dem yoonam mais bu fekkoon ne xam na ne suñ ko génnee tey ñu ngi ko teg ci tribunal militaire suba ñu rey ko bon Alpha Condé du wàcc tey bon mu ngi au pouvoir ba léegi. le gars a extrêmement raison wax na dëgg. ce qui s'est passé au Mali pire se passera en Guinée. jërëjëf. parce que gis nga boo jëlee benn xeet. depuis temps yu Sékou Touré ñene benn xeet y a même pas de gradé dans l'armée guinéenne bu nekk un pël. bu nekk lan. un pël. dañ ñoom ñëpp lañ écarté. la ilaha illallah. dans les affaires courantes de la nation musuloo gis ministre de la défense bu Guinée bu nekk benn pël musuloo ko gis. mais lu waral loolu. mais c'est parce que ethnocentrisme moo fa am. Sékou Touré moom lan la woon. Malinké la woon. kon depuis Sékou Touré noonu la mbir mi demee. mais ñi fi falu ba léegi ay malinké lañ tu as lu ce qu'on appelle le testament de Diallo Telli. Diallo Telli demal nga google ko nga lire le testament de Diallo Telli. nee naa le présent kenn mënu ci wax te jànguloo histoire. liiral le testament de Diallo Telli nga xam ne li ma lay wax l'extermination des Peuls par le peuple guinéen nga xool fan la jaar et ça a duré depuis quand. jërëjëf Mohamed jërëjëf dama lay remercier vraiment infiniment waxtu wi jot na te dama bëgg ñu respecter ko su ma invité nit rek bu 1 heure bi ñu jot waxtee fuñ ci mën a toll rek ñu tàqali ko ban mooy sa dernier mot ci waxtaan wi ginnaaw bu ma la gërëmee sant la doon ñaan nag bul di gëj yow da ngay jékki-jékki rek disparaître quoi. non yitte yow sama collaborateur nga woon. non ba léegi du deñ. dinaa reprendre activité yëpp ci jaamu la inchallah. sa waxtaan dafa ma neex parce que dafa courageux te dafa éclairé macha allah ma bàyyi la nga def si dernière man ci li ma ciy waxati rek. mooy sénégalais yi nañ bàyyi xel. li ma leen di dénk moom laay dénk sam bopp. gis nga palum tey. day yàq àllaaxira yi nit wala mu yàq àddinaam. dëgg la. nañ nit ñi jël seen xol yi ñu def ci yërmande. liggéey te nekk ay patriote. sàccu alalum réew.
ordonnance yu bëri rek la lay indil booy màgget la ilaha amul dara lum lay jëriñ ah ba pare Macky Sall su mu fekkee daf may déglu wala dafa am agent de renseignement yu may déglu nañ ko yóbbul ñu ne ko Mohamed Souleymane nee na nga bàyyi ci xel yërëm sa peuple Baye Niass radiallahu taala anhu dafa mus a dem Màkka bàyyi ñoom faat mii ba maami ñoom faat mii ne ko waa sëriñ bi mu ne ko naa mu ne ko dama dégg sax nga jàngale benn aaya ne yonent nee na ku soxore xeetam rek yal na la yàlla soxore mu bàyyi ba gan yi dem ci guddi gi buur bi oowaat ko laajaat ko bàyyi alaaji Ibrahima radiallahu taala anhu ca xelam mu tedd ma xam nga lan la ko tontu bi mu ñëwee mu ne ñim àndaloon mun leen bàyyi faat mii de gëm na yàlla ñu ne ko lu tax mu ne kii daal benn aaya bii ñu jàngale moo ko teree nelaw mu ne ko naam bàyyi ne ko man duma jàngale benn bayit boo xam ne ak benn xisa boo xam ne jubul ci charia nañ fàttali Macky Sall ne ko ku yore sa réew na nga fexe ba bu leen soxore soo ko soxoree rek yàlla dina la soxore man loolu laa am lu ma leen di bàyyee ba pare di jéggalu ci peuple bi lépp lu ma wax ba suma xol jóg wala suma dool dënn jóg en tant que journaliste ñu baal ma ko jërëjëf mais nag wax rek moom mooy indi maa ngi jéggalu te yal na yàlla def ku ko dégg aussi amiin yaa rabbal alamin amiin inchallah amiin kooku moo nekkoon Mohamed Souleymane Mboup moom laa invité woon tey ci seen émission di ko gërëm di ko sant waxam comme ni ma leen ko waxee chaque fois nii lay demee gëm-gëmam lay véhiculer ci ay waxam am na ñu may woo ci téléphone bi nag mënuma jël du ma jëlaat keneen parce que bu ñu bàyyee ba mu nekk ci fin bi rek su ma jëlaatee day yokk te dama bëgg 90 minutes yi football di durer ñu koy def su ma laajee ku bëgg a wax kàddu rek kuy woote wooteel ku bëgg a wax waxal ku bàyyi ba ma yegg ci fin bi day mel ni damay ñàkk kersa parce que du ma la bàyyi nga dem maay diriger te man su may diriger dama ciy ànd ak vraiment ak rigueur quoi nañu ma baal du arrogance du soxor du dara su ma nee kan moo bëgg a wax rek ki bëgg a wax na wax bu mu ne waxtaan wi neex na maa ngi déglu rek bugguma leen dagg nga bàyyi nag ba ma bëgg a tëj di juglu ci yeneen yitte ngeen di ngay woote wala nga bëgg ma jox la kàddu du ma ko def loolu mooy sama policy quoi maa ngi ciy jégalu bu baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di jégalu képp ku fi dégg loo xam ne neexu la maa ngi la koy jégalu képp ku fi dégg loo xam ne nag mën nga ko jariñoo nga implémenté ko soxna Rama ma jox la kàddu gi. waa Njawar dugg na ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina képp ku doon déglu rek li ñu lay ñaanal yàlla na nga ci jëlee njariñ. amiin yaa rabbal alamin amiin. yàlla na ngeen yokku ba yëg ko et nous vous disons vraiment bon week-end. Et puis nous vous disons à lundi inchallah même heure même pas. waaw voilà ci samedi bi nag le journaliste Adama Gaye laay invité ci sunu émission en toute objectivité na ko ñëpp koj 4 heures incha allah. jërëjëf Jawar bul fàtte Mohamed Ali Ndiaye ah. waaw incha allah jërëjëf. Sunuker FM seeni kër laa sama gaañi déglooti Sunuker FM sunu rajo laa du fenn fudul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen